ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaaru marax yi ponk ci gën a fës gannaaw bu ñu leen doon topp ndax xalal du ñu lakk bi banque muy Kémi Séba ak ñu naan Alioune Aba Talib Sow tribunal flagrant délit doon leen déglu ni ki tey ji mujj nañu leen bàyyi nag avocat yi nga xamante ni ñoom ñoo féetee ci BCEAO te daal di rek kalaame woon ca yoon ñoom nee nañ nag mbir mi bàyyi nañu ko xel muy dogal boobee ñi fare nag ci défense bi maanaam di leen doon layal ñoom la ñu jàpp rek mooy mbégte la ñu am ci mbir moomee lu soxal sax coowal xaalis bi CFA bi ak réew CEDEAO yi ñu jàpp ne dañu caa war a génn lu ni mel nag kii xam-xamam màcc ci wàllu comme di Souleymane Astou Diagne nee na nag génn ci jotagul ndax faaw mu am yu ñu matale beneen ponk fukk ak juróom-ñaar ci doomi Sénégal yi ñu topp ci wàllu yoon ba mu dem sax mu ñu génne leen ca États-Unis ak it ñaar ñoo xamante ne ni tukki gi lewul moo leen fa yóbbu ñu ngi leen di xaar fii ci Ndakaaru loolee nag ci talaata ji lay doon yemoo ko fanweeri fan ci weeru août ñi ngi ko xamee nañ ci ab communiqué bu tukkee ci njëwriñ jiñ dénk lépp lu jëm ci jëflante ak biti réew ak doomi Sénégal yi nekk ca bitim réew nguurug Sénégal taxaw na ci xeex mbënn mi lu toll ci juróomi téeméeri million la ñu ne daañu ko dugal ci mbënn mi naka noonu daañu teg ab kuréel goo xamante ne nii dana topp ak saytu wàllu mbënn mi ki ko xamle moo yore kàddu gouvernement bu Sénégal mi ngi ko xamle nag tey ji ci conseil interministériel bu ñu amuloon gannaaw bu ñu ca génnee lu jëm sax ci tabaski bi ñu seetlu nag ni barab yi ñu jullee fas nañu yéene taxaw ci muy barab yi am ndox yi daañu def lépp ngir sëkk ko laatu ñu cay yegg tabaski gi seetlu gi marché yi bari na xal lool ñenn ñi nag ne njëg yi cher na ñi si des gis ni ak lu mu mën a doon njëg yi ren wàññi ko na bu baax a baax reportage yi daañu seeti tailleur ya naka la fa tëddee ak waajal tabaski bi ponk yaa ngi nii ci yaatal gi léegi-léegi. ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias ñi ngi leen doon toppee nag xaalis bu nu lakk muy xaalisu banque muy kii nag di Kémi Séba ak Alioune Aba Talib Sow tey ji nag la leen tribunal bu flagrant délit bu Ndakaaru doon déglu waaye mujj nañu leen nag bàyyi avocat nag yu BCEAO yi nga xamante ni ñoom ñoo kalaame woon ca yoon nee nañ nag mbir mi ñoom bàyyi nañ ci xel maanaam dogal bi ñu jël niki tey ji ñi farak nag défense bi doon leen layal ñoom kontaan nañu lool ci mbir mi lu soxal nag coowal CFA li ak li ñu ne réew yi fare CEDEAO dañu caa war a génn loole nag nee nañ jotagul ci réew yooyu ñu am maanaam seen xaalisu bopp ndax faaw mu am yoo xamante ne nii dañu ko war a matale loolee nag bu nu sukkandikoo ci kii xam-xamam màcc ci wàllu koom di Souleymane Astou Diagne kàddu yi la dénk Cheikh Hassana Fall. mu ne dafa laaj ñu am stabilité politique ak institutionnelle aujourd'hui la stabilité politique ak institutionnelle dëgëragul ci région bi. Ça moom il faut le dire même si il faut noter que am na ay jéego yu mag yu ñu def pour que réew yi gën a stable gën a dal affaire bi gën a jàppandi loolu muy benn te loolu bu amee conflit wala moom rébellion wala nangam ak nangam mën a taal dëkk bi parce que mu ne mu ngi reposer sur confiance te confiance boobu jàmm moo ko laal loolu muy bu njëkk bi. ñaareel bi ci pays CEDEAO yi pays du ñu benn ci biir CEDEAO da nga am ay pays pétroliers producteurs de pétrole comme le Nigeria. nga am des pays de services économie de services am des comme le Sénégal Côte d'Ivoire nga am ay pays import export donc il faut que lissage boobu am pour que ni ñu ñàkk wóotee noonu ñu liggéey ci pour ñu mën a nekk benn paquet. gérer monnaie du comme ni ñuy gérer une boutique ñun Sénégal képp koo xëy ku xëy yaa ngi yor CFA bi ci loolu moo lay permettre nga mën a am li nga xam moom nga yóbbu ci kër monnaie boobu bu ñu fexe ba mu nax saay bon yan jafe-jafe lay andi ci réew mi kenn xamu ko. donc nañu dal ñu def ndànk ñu xam ne du patriotisme du lenn nit ñi ñu ngi ci autorités ñu ngi ci et man je sais que les autorités sont résolues pour ñu créer monnaie boobu. niñ ko waxee woon ci ponk yi fukki doomi Sénégal ak juróom-ñaar yoo xamante ne nag yoon daf leen topp fële ca Amérique ndax tukki gu lewul ñu ngi leen di xaar fii ci Ndakaaru loolee nag ci àllarba ji lay doon ak ñaar ñoo xamante ne ni wàllu agression lañu leen toppee ca Amérique ba génne leen fa ñu ngi leen di xaar ci Ndakaaru àllarba yemoo ko fanweeri fan ci weeru août communiqué bi nag tukkee ci njëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk lépp lu jëm ca jëflante ak biti réew Sénégal nag la mu sàkku rek nguuru
ak Amérique mooy ñooñu nag buñ leen di indi nañ ko teg ci anam yu jaar yoon maanaam kenn bañ leen bun xataal def daal seen kéemtalaay kàttan ba ñuy ñëw ci jàmm ak salaam ak ni ko yoon santaane. ñu wax ci tabaski bi ak xar yi fële ca département bu Linguère nee nañ nag lu ëpp 20 junni ci xar jóge na fa ren ji wutal si marché yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci Sénégal ci ay njëg yoo xamante ne nag taxu kaa cher lool lu ko tàmbali 10 junni ak ñaar jàpp fanweeri junni chef de service bi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu càmm ga foofee ca Linguère di dalal xel yi ne ren ji nag xar mën naa bañ a ñàkk Modou Mbaye. ay fan dong des ci tabaski bi jaba yi nekk ci biir département bu Linguère fees dell ak xar njëgu xar yi ñu tënk ci diggante 10 junni ak ñaar jàpp fanweeri junni nekk na lu askan wi rafetlu. donc apparemment tey xar yi yomb na ndax bii maa ngi ko jëndee 95 000 bële maa ngi ko jëndee 85 000 donc je peux dire que vraiment xar yi tey moom bon c'est abordable par rapport ak fan yi ñu génn. bon jàpp nañ ne fi ñu toll moom Daara moom le marché est très bien fourni vraiment y a des moutons en qualité et en quantité. ñu ngi fii ci daral bu Daara Jolof fii nag lu toll ak 4 junniy xar ñoo fi nama bàyyeekoo wutali biir réew mi muy jëfinu ki jiite kuréelu sàmm yi nekk ci biir Sénégal. waaye léeg-léeg xam naa ñeenti junni am na fi am ñu war dem Diourbel am ñu war dem ba Ziguinchor Saint-Louis Fatick Kaolack yaakaar na en tout cas donc am na certitude chaque Sénégalais dina am xar bi encore du seer parce que xar yi ñu ngi fi. moom mi jiite service départemental bu élevage mooy rafetlu jëf gu ni mel moo ngi sàkku sax ci sàmm si ñu def lu ni mel ngir dootuñu jéggaani xaru tabaski. ministère de l'élevage mu ngi tëral benn politique boo xamante ne bi ci fii ki at liñ ciy visé mooy autosuffisance en mouton tabaski fexe ba en tout cas dootuñu jéggaaniti ay xar Mali wala Mauritanie. lii tax nag ñu mun ko am mooy ñu mel ni aaroon na ñooy mën a tax ñu yegg ci voilà ci objectif boobu. bu ñu sukkandikoo ci inspecteur départemental de l'élevage ci àjjuma ji lu tolloog 20 junni ak ñaari xar yu tabaski bàyyi ko woon nañ ci luuma bu Linguère ngir wutali yeneen marché yi nekk ci biir réew mi. loolee mënees na koo dëggal fa ñu naan Ndukuraan nekk ca commune bu Mewane commune boobee nag ñu jàpp ni moom mooy am na fa foraay boo xamante ni moo gën a mag kon ca département bu Tivaouane la ñu gis nag mooy xar ya bari na fa lool njëgee sax lu ñu rafetlu la 10 junni ak ñaar la tàmbalee dem ba 20 junni askan wa nag di ko rafetlu bu baax a baax Cheikh Anta Diop Sey la Tiir ji fii ci Nduxura nekk ci commune bu Mewane daral bi gën a mag ci département bu Tivaouane fii de jëndkat yi jóge nañ fu nekk ci réew mi ñu gis ne daral bi fees dell ak xar waaye nag njëg li wàññeeku na bu baax a baax jamono yi loo doon jaay 100 000 tey 50 000 wala 60 000 nga koy jaay xar yi dañu bëri xar yi dañu gis xar yi ñoo ngi bëri ñu yaakaar na xar yi il faut ñu des loolu moo tax fi ñu nekk ñoom ñëpp ñu tiit daj suuf ñi war a jënd moom dañu tiit daj suuf. Amadou Sow moom jaaykatu xar la jóge ci Daara Jolof. dañ doon ragal ne xar bu féetee 100 suuf du am waaye am na waaye 70 80 75 65 ba 60 am na wàcc na waaw ñu ngi góorgóorlu di jéem a indil Sénégal lu ñu mun a tabaske ñu bañ a dem bitim réew di jëli foofu ay xar yi waaw ji moom ay xari Sénégal kese amul benn xar. mu Diop Ndiaye jóge ba Tivaouane doon jënd si xar nee na li mu gis dal na xel ndaxte xar yi daan jor 20 junni tey jii de boo amee 10 junni ak lu teg de di nga ko am. waaw wàcc na bu baax a baax parce que fi mu toll nii maanaam ni ma la ko mën a waxee xar mu daan jar 100 000 soo amee 75 000 fi mu toll nii di nga ko am bu daan jar 75 000 boo amee 10 junni ak ñaar 10 junni ak ñett di nga ko am kon nit ñi ñu ngi gën a am confiance bu baax di gën a am yaakaar bu baax. di lu ñu nemmeeku ci daral yi nekk ci département bu Thiès ak Tivaouane ñetti fan a des ci tabaski gi daral yi fees nañu dell ak xar jaaykat yi sax ñu ngi wax askanu ni ñu génn jënd xar ndaxte ku ñëwit di nga am xar bu tolloog li nga yor sa poos. ca diwaanu Sikicoor loolu it la ñu nemmeeku ca daral ya fa ne xar ya bari na lool la ca am rek mooy njëkk ya ndax ñu bari ci askan wa jàpp nañ ne ba nga ni cher na gouverneur bu diwaan ba nag ma nga doon amal ab nemmeeku ca fora yooyee dañ ci ànd ak Boubacar Dia si Lamine Mandiang. gouverneur bu Ziguinchor amal tukki nemmeeku ci daral ya laata moo denk yi kaddu. dem nañu Bignona ñëw jigéenun ci marché à bétail bi ñëw fii Ziguinchor. ñu gis ne fi ñu jaar yëpp gis nañu ne xar yaa ngi ñëw à Bignona déjà xar yi dépassé nañu li ñu jàppoon ne moom la ñuy soxla foofu fii Ziguinchor nag gis nañu ne
alhamdulilah xar yi ñoo ngi commencé bari mais des na ba léegi par rapport ak prévision yi nga xamante ne moom la service élevage def mu nekk soxla bi nga xamante ne moom la ñu soxla ci xar. waaye askan wi jàpp na ni njëgu xar yi dañu jéggi dayoo. maa ngi jënd ñetti xar waaye xar yi ñu ma coûté ëpp na 300 000 mais man xaw ma gouvernement dene moom wàññi na taxi bo mais toujours xar yi dañuy cher léegi xaw ma ndax ñu koy jaay ou bien intermédiaire lañ am ñu ñuy rey mais maa ngi jéem a au moins si ñaan gouvernement bi le ministre de l'élevage ak ñu nekk tamit région de Ziguinchor ñu ngànk élevage bi nañ jéem a au moins xool nu ñu mun a au moins soulager ñi ni population parce que ñu bëri fii seen loxo jotuñu seen ginnaaw. njiitu sàmmkat yi daanaka d'accordul ak askan wi. prix yi seerul maa ngi ñaan noonu boo yor 50 000 nga seet xar bu jar 100 000 nga bëgg a ko jënd su nga yore 50 000 emal ak 50 000 xar bu jar 100 000 bi suñu ko wàññee tuuti mu nekk 90 baax na. gouverneur bu Ziguinchor daal di faral askan wi. jëndkat yi wax nañu ne njëg bi xaw na cher lool donc ñoo ngi ñaax jaaykat yi ñu gën a wàññi seen i loxo pour que ñi soxla xar pour tabaski mun ko am te jafe-jafe bañ a am. askan wi ñu fekk ci daral ga ne am na yaakaar ni sàmmkat yi dinañu dégg wooteeg gouverneur bu Ziguinchor. tabaski li ci des matul juróomi fan ñu amal tey ji nag ab conseil interministériel mu soxal nag yitte yi ak jafe-jafe yi nga xamante ni nii war nañu cee taxaw ngir askan wi mën a tabaski ci anam yu mucc ayib rawati nag ci jamono yi nga xamante ne nag mbënd ñi ngi koy wax fu ne tey nag yore kàddu gouvernement bi àdduna ci mbir moomee ne nag daañu def kem kàttan ba lépp yemb rawati nag barab yi nga xamante ne sax ci la ñuy julli daañu ko saq barab yooyee am ndox yu ci am ndox daanu ko sakk daal ba lépp jaar yoon naka noonu it lu toll ci juróomi téeméeri million ci suñu koppar daanu ko dugal ngir xeex mbënn mi ci Sénégal Cheikh Tidiane Dione Pape Sangone Mbaye. bépp barab buy taa dañ ko sëkk su ko defee nag ñi nga xam ne ñoom ñooy jullit yi dañu mën a amal seen tabaski te duñu am benn jafeñ-jafeñ loolu nag bokk na ci matuwaay yi nga xam ne nguuru Sénégal daal dina koy jël ngir daal di mën a teggi yenn coono askan wi nga xamante ne ñoom ñoo dëkk ci ndox mi. Matam la digue sera prise en charge Pikine, Rufisque, Koungheul et dans d'autres localités. Ces solutions-là vont être Matam joxe na ndigal ak tegtal pour que diggu Matam bi ñu mën ko liggéey ci ni mu gën a gaawee ndax dëkk bi mën a continuer ndaxte gis nañ ko lu mel ni Salémata ak Kédougou pont bi defar nañ ko ba circulation bi reprendre na. dootul yàgg dara ay visite supervision daañ ko amal fépp nii ci biir réew mi te suñ koy amal nag daañ ci boole yi nga xam ne ñooy service de l'État loolu nag li ko sabab moom mooy daal di wut ay réponses immédiates ci lii di phénomène inondation. fépp fi nga xam ne dafa nekk bërëb ñuy jullee ñu yóbbu fa suuf sëkk ko ndax nit ñi mën a julli ci conditions yi gën a baax maanaam condition d'hygiène ak de salubrité naka noonu it ci ñi nga xam ne ñooy toppatoo mbalit mi. pour que ñu mën a jël mesure yëpp alal ji mu laaj ñu génne ko pour ñu mën a def seen liggéey ndax ñu mën a wéyal tabaski bi ci jamono ci anam yi gën a rafet. lu toll ci 2,53 milliards moom mooy xaalis bi ñu jagleel lépp lu jëm ci wàllum inondation politique boobu nag li ko tax a jóg moom mooy daal di xeex lii di mbënd ci réew mi te am na benn programme bu ñu duppee programme décennal de lutte contre les inondations. ku ni tabaski wax tamit ci ñaw yeeg xotti yi ñu koy faral di nemmeekoo saa su ne ñu bari nag dañuy bëgg dem ñawlu ji ci tailleur yi am na ñoo xamante ne nag ñoom jënd lu ñu ñaw ba noppi moo leen soxal ndax loolee sax ña ngi ciy gis seen bopp jàpp nañ ni yére yooye ñaw ya dana jaar yoon te lu ca bari nag njëg ya dana yomb ba ku ne mën caa jotee dañ ca ndak Moussa Ngom Jafara Ba. loo am rek da nga am yére boo sol incha allah. yére tabaski pour ñëpp ak noo mënti toll. ci marché Dakar yu bëri rawatina ci marché HLM mu yomb gis loolu ay mbubb yu ñu ñaw ba noppi mu doon pexe bu mucc ayib ci client yu bëri yi bëgg solu ba su tabaski. parce que lii moo gën a noppale en général da ngay dem yóbbu sa tissu tailleur yi dañ taayal ñaw yëre xale dañ koy yàq sa tissu soit ñu ñawal la loo xam ne du la neex moo tax ñun dañuy préférer ñaw loo xam ni VIP lay doon di ñawal suñu doom yi loolu la ñuy jaay. su ko defee léegi clients yi nag xam nañ ko si ñun ñuy ñaw njoogaan lu baax lañ leen di ñawal. PS bi moom am na ñoo xam seen ñëw day tardé bon dañu préféré ñëw jënd yeneen réew it fi la ñuy ñëwee jënd ay bagages dem jaayiwaat. ma ñëwoon rek di bàyyi ay cadeau pour sama xarit yi ak sama doom yi. si tabas waaw tabas bi moom la ñuy sol am na fi ay produits yu rafet macha allah ak ñaw yi rafet nañu tamit bëgg naa ko topp. si xool bu njëkk mu mel ni dara wutalewu kook yére yi ñuy commandé. dolli si njëkk bu gën a yomb. dafa am ay taay ku si ne boo ñëwee rek dama am taay boo xam ne bi la ko joxee rek moom day normal quoi. na ba 15000 10000 5000 ça dépend daal. lu baax moom ku nekk xam na li muy jar parce que ku ne xam na ni brodé bu baax 2500 lay jar
su ko defee suñu liwi rek ay jaboot lañ comme ñëpp dañ siy jàpp suñ si amee 1000 francs dem suñu amee 2000 dem. prix bi baax na prix bi c'est abordable baax na. mu mel ni commerce su prêt-à-porter doon na luy arranger client baaxal mbiru tailleur wante doon it lu am solo si ñii di commerçant yi. vraiment moom ñu ngi ci gis suñu bopp quoi macha allah. gannaaw tabaski bi ñu dellu wax nag ci réseaux sociaux yi ak coow yi nga xamante ni nii juróon na ko ci ay bis yi ñu weesu réseaux sociaux yooyu bokk na ci Facebook ndax ñu bari ci askan wi ñu ngi koy jëfandikoo ci anam yu ñu xamul moo tax tey di kër gi di ARTP lëkkaloo ak Facebook ngir ñaax askan wi ci jumtukaay boobee ci wàllug xarala Fatou Bintou Konté Pape Sangone Mbaye. Autorité de régulation des télécommunications et des postes ARTP mi ngi lëkkaloo ki nga xam ne moom mooy waa Facebook ñu fas yéene sensibiliser ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi ci wàllum utilisation li nga xam ne moo di réseaux sociaux yi jamono ji nit ñi bëgg ko def seen jëmukaay. boo gisee développement des technologies de l'information et de la communication dafay accompagner toujours développement ay application yooyu mun nañ ci lim ñaar. mooy ñoo xam ne moom la ñu gën a xam mooy le Facebook ak le WhatsApp loolu nag dafa war a tax ñu toog waxtaan ci parce que Facebook nekkul loo xam ne lu bon la outil la de développement gis nañ ne dafay rapprocher nit ñi gis nañ ne dafay développer l'économie de manière globale. ñu ciy nemmeeku nag ay jafe-jafe dérive yoo xam ne ci réseaux sociaux yi kii di Abdou Karim Sall jàpp ne moo ne de am na njëriñ wante faaw ñu xoolaat nan koy utiliser. li nga xam ne moom moo xew tey taxutu woon a jóg li nga xam ne moom mooy Facebook ak WhatsApp léegi nag ñi nga xam ne ñoom ñoo am xarala ci wàllu Facebook muy ñi nga xam ne ñoom ñoo toogal Facebook fii ci Afrique dañ leen woo pour ñu waxtaan ak nit ñi. su fekkente ne am na contenu boo xam ne prohibé contenu bu baaxul naka lay nit ki di def pour def signalement bi. nga liñ la tooñ li ñu dindi ko wala ñu saafara ko CDP ci wàllu moytu bi mi ngi def sensibilisation suñ la tooñee ba pare soo fa ñëwee nañ la jéem a booleeg yoon wala boole la police ak gendarmerie ñu xool nag lañ la dimbalee. li ci mën a am ba am moo di daal jamono ji dafa jot nag ñu équilibré li nga xam ne moom moo di comportement yi ñuy faral di nemmeeku ci réseaux sociaux yi ak tamit jubale li nga xam ne moom moo di contenu yi ñi ciy faral di def. njëriñ ji ñu dénk wàllu wér-gu-yaram lëkkaloo ak kër gi di ANSD ñu sas ko nag lépp lu soxal wàllu gëstu ak xayma lu ñeel askan wi lëkkaloo gi nag mi ngi aju ci wàllu wér-gu-yaram nu ñuy fexe daal ba wàllu gëstu ak natt geek xoolaat maanaam jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku léeg-léeg ci wàllu wér-gu-yaram nu ñuy fexe ba yeggee ko njëriñ ji ñu ko dénk loolu nag mooy solo sa lëkkaloo si ñu teewlu ci directeur général bu ANSD Ababacar Sadikh Bey ci micro Cheikh Hassana Fall. liggéey bu ñu sumb la boo xam ne daanaka tàmbali nañ ko ci bu yàgg mais tey dañu taxaw gën a dëgëral lëkkaloo bi gën a dëgëral taxawaay bi parce que dañu gis ne information statistique maanaam xayma bu ñuy xaymawee mbiru wér-gu-yaram ak mbiru santé d'une manière générale dafa am solo boo xam ne dëkk bi mënul dem à l'émergence mënul développer te sukkandiku ñu ci ay firnde yu leer ay xayma yoo xam ne moo ñuy permettre décideurs yi ministre bi ak collaborateurs yi ñu mën a xam yoon ñi gën yi ñu war a jël pour améliorer les conditions de vie des populations maanaam yokk wér gi ci gox yi ak goxaat yi.
ñu des ci wàllu wér-gu-yaram di wax ba tey bi yoon nag ak kuréel ga bàyyi ko woon ca réewum Chine nekkoon fii nag ci Sénégal di gunge réew mi ci fànn yu bari kuréel googee nag maanaam ndaw ya dellu nañu seenum réew waaye am na yeneen i ndaw yu bàyyi ko ba tey ca Chine yu ne fii ci Sénégal seen lim toll na ci 20 ñu jàppale nag Sénégal ci fànn yu bari wàllu wér-gu-yaram moom ca Pikine gis nañ ni kër docteur ba am nañ fa taxawaay bu am solo ndax tàggat nañu personnel ba naka noonu it fexe nañu ba personnel ba xamee paj mi ñu duppee acupuncture te Chine la fekk baax Serge Kouadjibo moom mooy chef de service chirurgie bu hôpital bu Pikine ñu teewlu ko ak Salif Sow. État du Sénégal ak Chine dañoo décider am collaboration et collaboration boobu ministère de la santé bu Sénégal daf ko permettre et depuis presque plusieurs années bi mooy 6e mission chaque 2 ans day am benn équipe chinoise buy ñëw. alors ñooñu dañuy ñëw pour jàppale ñu surtout ci problème personnel parce que ak nu ñu mënti def ñun des na suñu personnel bi ñoo ngi formé mais day des te surtout am na ay points yoo xam ne ay postes yu stratégiques yoo xam ne hôpital da koy soxla pour gën a satisfaire population bi. spécialité yi mooy par exemple dans le domaine chirurgical surtout mooy lii liggéey jëm ci bloc opératoire xam nga yooyu dafa xaw a rare donc am nañu ay ophtalmo yoo xam ne ñëw nañu am na ay orthopédistes am na ay chirurgiens généralistes ay ORL yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne pour nga former déjà benn nit di nga def 12 ans bu ñu demee aussi ci acupuncture mooy seen faj boobu ñuy faj ak ay aiguilles yooyu xam nga problème mu ndigg fii bëri na fi donc aussi ñun suñu garab yi mën nañ ci dara mais aussi seen acupuncture bi yàlla def na maladie yi génn vraiment kontaan nañu ci loolu. yàlla def na aussi sur le plan du matériel ñun am nañ ci njëriñu plan du matériel et chaque 2 ans dina am une valeur presque de 100 millions yoo xam ne dina dugg si. ndax géej xale ya nañuy taxawalu ca mbedd ma jéggi na dayoo xale yi bokk na ci taalibe yi léeg-léeg ñu gis leen ca mbedd ma ca quai de pêche ba wala bokk sax ca marché ñuy taxawalu ba dem sax di fa fanaan loole nag ñu ne dafa war a jugee Enda Action Jeunesse moo taxaw nag ngir ñaax askan wa foofee ca diwaanu Ndar ngir nag ñu xam loraange yi nga xamante ni mën na caa am ndax léeg-léeg sax ñu bari ca gone yi daañu leen liggéeyloo liggéeyu dëppool ak yoon sas leen lu ñu attanul dañ ca ànd ak Ousseynou Diop. Enda Jeunesse Action ñëwoon ci diwaan Ndar géej demoon nemmeeku ñi nga xamante ni ñooy yëngu jëm ci wàllu xale yi ngir nag jafe-jafe yi ñuy dund ñu mën gu leen ko teggil rawatina mettitil bi sàkku ba ñu leen di sàkku ak taalibe yi dund bi nga xamante ni dañ koy dund mu métti lool ñu koy def ci mbedd mi ñoom la ñu bëgg mooy xale yi bañ a jóge ci ay dëkk yu sore yu mel na Kolda ñëw nag ba ci Ndar géej ak yenn risques yi nga xamante ni dañ koy jànkonteel. Travailler au niveau de Kolda pour fixer fa xale yi pour ñu bañatee déplacé wu ak risques yi ci comporté wu yëpp pour ñëw ba Saint-Louis di jàng si waaye également au niveau de Saint-Louis également xale yi fi jot a nekk ñu xool nu ñu leen aare ba waa Kolda ak waa Saint-Louis retourné leen ci communauté yi nekk pour ñu continuer fa seen jàng. ci Ndar nag li ñu gis mooy xale yi bare nañ lool ci quai de pêche yi marché yi ak yi di garage yi ngir nag loolee bañ a amati programme lañ ci taxawal. waaye yaakaar nañ ne nit mën naa ñàkk a jóge Kolda ñëw ba Saint-Louis pour jàng si alxuraan kese comme nit mën naa ñàkk jóge Saint-Louis dem ba Kolda pour jàng si alxuraan kese xale bu nekk war naa mën a toog ci ay waajuram toog ci ay mbokkam jàng ba la muy jàng ba nekk li mu war a nekk te du soxla def déplacement bu kii na. Enda Action nag xeex bi nga xamante ni sumb na ko nee na dana fexe ba xale dootul des ci mbedd mi wala bokk ñu koy mettital. pour que vraiment ñu jëlee xale yu bëree bëree ci situation yu mekk nii ñu delloo leen Kolda parce que ñun dañu gëm ne vraiment xale place am warul nekk ci mbedd warul nekk ci toppatoo boppam warul ci dundal boppam mais dafa war a nekk ci wetu njabootam mu mën a jàng ci anam yu war. ci seen nemmeeku bi ñu doon amal dem nañ seeti ñi nga xamante ni ñoo nekk ci daara yi askan wi yëngu ngir xale yi ñu gën leen jox seeni cër fii daan nañuy gën a ñaax waajuru taalibe yi ngir ñuy nemmeeku seeni doom ba xool yeen jafe-jafe la ñuy dund. foofee ca Ndar la ñuy des wax ci wàllu politique ak Ligue démocratique ba fa ne coordonnateur ba nag yëkkati na ay kàddu muy coordonnatrice ba di Aïda Mbaye Dieng ña farak moom nag nee nañ tey ji la ñu nemmeeku ci seen parti boobee du dëgg du yoon ndax dañu faa sos ab mouvance tuddee ko LD Debout loole nag nee nañ charte parti ba mayewu ko kon ñooñee ko def nag nañ ca dellu gannaaw na mu gën a gaawee ñu teewlu Ameth Ndiaye moom kenn la ca LD foofee ci micro Seynou Diop. kon nag ñooñu créé courant bi ñuy wax wala mouvement bu naan LD Debout LD mosul jaaxaan mosul tëdd mosul nërmeelu LD dafa mës a taxaw kon nag LD Debout boobu yaakaar naa wax ju yàqu la je pense que tey si tey li ñu war a wax mooy que ni loo charte parti bi boo demee sunu règlement intérieur LD ci chapitre 6 dañu wax ni
képp koo xamante si def nga loo xamante si day indi gàllankoor wala day naxasal parti bi dan la war a sanctionné te sanction yooyu bi ci jiitu mooy daan la def avertissement balaa ñu lay dàq. léegi nag dañuy waxte ñun waa Ndar parce que fédération départementale bu LD Saint-Louis dañoo réunir naka démb ci dimanche bi ni nag dañu jël décision bi ñu jël mooy que ni li congrès bi santaane bureau politique santaane ko mooy que ni LD day des ci biir Benno Bokk Yaakaar ndax fa lañu bokk je pense que tey jii tey ay LD debout ak LD couché ñu xamuñu yooyu. léegi nag ñun li ñuy lancer appel ñooñu mooy que ni nañu rentrer dans les rangs nañu delloo seen xel delloo soit ci parti xam ne LD texte yi dafay tere kuy créer mouvement. foofu la ñuy jeexalee xibaar yi mbokk yi sant leen gërëm leen ci teewlu bi ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew faram-fàcce ci leen xibaar yi ci nasaraan lay doon jërë ngeen jëf.